suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di amaat mbégte àndaata yéen ci seen émission bi nga xam ne mooy avec Makhtar nga xam ne dañ koy amal ay bés bu nekk fii ci seen site internet Bambey 24 tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i invité ki nga xamante ni mooy Maimouna Sarr moo nekk sama càmmoñ Maimouna Sarr nekk étudiante waaye itam nekk activiste ndax dañ koy gis ci yu bëree bëri li ci gën a ràññee mooy fi nga xam ne mooy collectif des défense pour la défense des terres de Bambey mu fësoon ci loolu Maimouna bala ma continuer dama lay bàyyi nga nuyu ak suñu mbokk internet yi. salaamaaleykum waa Bambey 24 ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañ leen di suivre di nuyu waa Bambey gépp aussi jërëjëf ci tàmbali bi. jërëjëf Maimouna Sarr mu ànd ak Mbagnick Gningue Mbagnick moom it nekk ki nga xamante ni activiste la aussi di yëngu ci yu bëree bëri ci wàllu yi nga xamante ni moo soxal développement Bambey ak au niveau national aussi Mbagnick dama lay bàyyi nga nuyu suñu mbokk internet yi. waaw salaamaaleykum waa Bambey maa ngi nuyu di leen ziar yéen ñëpp waa Bambey 24 en fait kontaan trop ci dalal bi ngeen ñu dalal fii di leen wax ne daal bëgg nañ ci lool ci dalal bi quoi merci. jërëjëf Mbagnick kon nag su ko defee ñu door li nga xam ne moom émission yu am na ay poñ yu bëri yoo xamante ni que war nañ ci wax fi koy door nag mooy soxal waru Bambey yi nga xam ne nii amoon na ay temps mais mën a dina wax ci li nga xam ne moom mooy lotissement wu Bambey bi bay dëkk ak cool yi ci amuñu ci bëri wax nañ ko ci booy xool ci mujj mooy ñi nga xam ne leen jëlewoon seen kër jox yeneen pàkk am ñoo xam ne leen délogé am sax ñoo xam ne ñu leen menacé pour des prison mais mu ne la moo bees ci wàllu lotissement fii ci bay dëkk. yaakaar naa ne de Bambey yëpp pour rappel rek gisoon nañ que ne le 2 juillet 2020 municipalité Bambey dafa affiché ay liste yoo xam ne nee nañ def nañ délibération octroyé ay parcelles délibéré lu tolloog 2349 parcelles Bambey. ci 2349 yooyu gis nañ que ne 733 parcelles dañ ci octroyé ay doomu Bambey ñu constaté fee yooyu nga xam ne am na gis leen que ne nag dañu jël rek ay feuilles taf noonu mu leer na administrativement parlé loolu warul am ñu constaté fee yooyu noonu ñu rappelé leen l'ordre que ne da ngeen def ay octroiement mais octroiement yi ngeen def soxla nañu ci yan base ngeen teg pour def seen délibération. loolu bokk na ci point yoo xam ne dañ leen ko posé depuis lors ñu ngi leen di laaj PV de délibération yi ba léegi génnewuñ ko ci yan base wala yan critère la ñu basé aussi pour def lotissement scandale yi fi jot a am nga xam ne dans toute l'histoire du Sénégal ñun lii gis nañ lu ne mais mosuñu koo gis ba léegi loolu question boobu kenn répondre ñu ci ñu doyatut nag ñu jël 314 ménages yoo xamante ne nii jamono bu metti ak xat-xati àddina jaral leen ñu jóge fa ñu nekkoon loué foo xamante ne nii courant bi yaa ngi ko doon gis di def say besoin ndox bi yaa ngi ko doon gis def say soxla nga teg ko fa dem ci àll ba dëkk fa kooku ko fa dem dëkk amul la ko neex au lieu que ñu soucier ci problème waa Bambey au lieu que ñu am xalaat ci loolu mais dañoo ñëw taxaw ne leen carrément yéen ñii da ngeen fiy jóge ñu da ngeen fiy jóge ji bu nekkoon ko sax dañ ko teg ci argument yi solide ñun ñu mën ko concevoir mais fañ ko teg teguwul fenn ndax lan la jugal ma jox sa morom mu toog da ba àdduna soso ba tey ku mës a gis lii na ma ko leeral loolu amul ñoom nag ñu ngi fa nekk naan ay occupation anarchique moo fa amoon lu ñu doon def yoon la wala du yoon ñun xamuñu yoon la waxuma du yoon mais ñun la ñu wax mooy lii teguñu ko fenn te mënuñoo expliquer ci lan moo tax ñu di ko def bañuñu ko de parce que gis nga waa bay dëkk il faut que ñu nangul leen ñi nekk ci mbedd xam nañ ne ci mbedd lañ nekk dañoo jóg ci bi muy teel ñi nekk ci foo xamante ni comme ça ñaari kër dafa nekk ci digg nga nekk ci digg bi kooku xam na loolu dafa jug dem ñun suñu problème xam nga lan la mu fekk la ci 4 bornes benn waaye boo xamante ne nii mëg a jóge fu kenn xamut ñëw ne la fii man lañ ko may da nga fiy jóge ma dëkk fi mu ne la man sama bakkan laa lay jaay léegi nag li fi bees mooy que ni ba léegi seen intimidation yooyu ñu doon def parce que c'était pas la première fois ñuy yóbbu nit commissariat di ko porter plainte bii mooy énième plainte bi mais da di plainte bii nii li fi am mooy dañu def jëf ju ñaaw parce que dañu fekk nit ak njabootam ci këram ñëw li gën a garaaw mooy yow yaa ngi ñëw pour interpeller nit te ki ngay interpeller sax xamoo ko ndax li tax ki ñuy interpeller xamuñu ko ñëw nañ jox ko beneen tur kooku ne leen kooku du man ñu ne ko waaye yow dañ laa jox ñaari yoon convocation léegi dañ lay yóbbu waaye ñu ne leen man da ngeen may yóbbu mu ne léegi loolu amul problème da ngeen may yóbbu mu ne da ngeen ma fekk may liggéey fekk dañ ko fekk muy sàkket mu ne léegi xaaral ma teg li may liggéeyee dugg ci biir changer yére parce que sama liggéeyukaay ngeen ma fekk gars yi won ko ginnaaw ñu mënoote ko daal di koy yóbbu moom ci jëmi boppam moom moo ma ne ay ASP ñoo ma jàpp yóbbu ma commissariat waxuma ko mais nee na bi mu demee commissariat police moo ko entendre ñun na question bi ñuy posé mooy kañ la ASP am prérogative dem di passé ci ay arrestation
deuxième question bi mooy police ban prérogative la am di intervenir ci ay affaire de parcelle te nag am nañ courtier bu leen sonal du ñu ci sori nag waaye bu jotee nee leen ko dañ koy avertir de menacé wuñ ko nañu arrêté di ñëw di intimider nit ñi parce que nag loolu mënul continuer bu fekkee ne ñaari doomu Bambey dafa am ñu wax ñu wala benn Bambey dafa am à part entière ñu wax ñu mais ñun ñëpp comme que ay doomu Bambey lañ loolu mënuñu koo continuer di koy seetaan ngay ñëw di jàpp nit yi di def lu la neex di jàpp nit yi di yóbbu xamuñu ay complotiste lañ xamuñu lu mu doon mais ci yan base lañ teg ak yan critère lañ teg ñëw fekk nit ak njabootam nga di ko menacer. mais même mun a ñu d'accord aussi ci ne benn affaire que ni waa Mbay dëkk fi ñu dëkk légalut man toog naa ñu foofu nga xam ne mooy Mbay dëkk di jël si nga xamante reportage monsieur le maire leen carrément yéen fi ngeen dëkk wala fi dëkk d'accord lañu ci loolu ñëpp d'accord donc ñoom niwuñ ci yoon déjà mais la moo tax niwuñ ci yoon ñu bu leen teg ci yoon ngeen bañ fi ngeen teg loolu. ok léegi xam naa ne question wu fi ngeen dëkk waru leen fee dëkk ñu ñëw dëgër bopp dëkk fa loolu question bu ñuy sawar a tontu la monsieur le maire xam nga kañ la nekk maire Bambey 2014 Mbay dëkk xam nga kañ la existé 2000. gis nga ñu dëkk tey Bay dëkk ay xale juddu nañ Bay dëkk ba am fi jëkkër dem sëy ji. mais c'est pas une raison que boo légalu. non xaaral ma eggale ñun expliqué wuñu man damay wax à chaque fois man sama idéologie mooy. devant la légalité et la légitimité moi je choisis la légitimité. yow waaw lu légal ak lu légitime man li légitime laay choisir parce que xam nga lu tax dama yaakaar ne bu fekkee ne dañuy joxe rek pour joxe. yaa xayti balaa yekk warul jël gan balaa ngaa lax jaay laaxal lekk ba pare. ñi nga fekk ñu nekk sur place orienté leen nga organiser leen parce que nag dinaa la wax leen des Bambey nekkul que rek ci lotissement 2020 yi lañ lotissé Bambey fii tey jii kër yi fi nekk Bambey soo fi génne woon ñi nga xam ne dañoo dagg parcelle ba mu normal ñu doog a ñëw installé lañ ko jox non boo waññee Bambey fukki kër doo eggale de kër yi nga xam ne fii amul tey benn lotissement bu ñu la mën a taxaw ne la carrément dañoo lotissé kër gi ba mu yegg seeni borom doog a ñëw dëkk mais ku ne xam na ne Bambey dafa am culture boo xamante ni fekkoon nañ ko fi gaa nag ñoom bu fekkee ne dañoo ñëwoon pour corriger non mënoon nañoo corriger ci nu rafet mais niñ corriger dafa ñaaw ndax li tax ni ñu corriger dafa ñaaw ñun Bambey lañ dëkk te yaatuwut ñoom nee nañu yéey yaay octroiement yi ñu def dañ ko def pour ay doomu Bambey nee nañ ñun dañoo égoïste ndax li tax dañoo égoïste mooy ñun waa Bambey rek lañ gis ñun égoïste ñu de bu fekkee ne débat boobu am na ñoom ñoo ko sulli ndax lu tax mooy critères yi ma la wax ne moom lañ organiser lotissement yi 314 ménages yooyu xaaju guddi la équipe municipale bi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ñooy organiser lotissement yi ñëw 1h du matin nga tëdd sa kër di nelaw ñu lay fëgg naan la ndax dañuy xool ba xam ndax dangaa occupé wala occupé wu parce que boo occupé wu duñ la may parce que dañu waxoon que ne dafa am ñoo xam ne dañu ñëw ci bay dëkk rek jàpp ay kër dem te pourtant ñoom moment boobu ñu doon def lool ñun xam nañ nit ñoo xamante ne nii mosuñoo dëkk bay dëkk seen dàll sax mosuñu koo simmi bay dëkk te guddi googu bu ñu waree dem dañoo dem ci seen nit fëgg leen ne leen dem leen ngeen xaar ñu ca chambre ya parce que buñ ñëwee fekk ñu leen fa kenn du leen bind gis nga Bambey lañ dëkk nag te yaatuwut nee leen lu ñu xëy def suba ba ngoon jot rek ñun xam nañ ko bañ leen waxee loolu ñoo ne tey ñu jëloon jox leen ci yaama neex googu ñu may leen ko ana ñooñu ñu joxoon seeni parcelle tey fan lañ toll ana parcelle lañ leen may est-ce que ña nga koy occupé di ca dëkk ba tey ñoom nañ ñu wax ñaata nit la ñu jël tey may leen ay parcelle Bambey gii nii bay dëkk gii ba tey ñu ànd ak ay nit ànd ak keneen ñëw di ko jaay kër ga est-ce que kooku dañu waxoon que ne booy maye kër par critère lañ nga koy tege mooy ki nga xamante ne nii dafa bëgg dëkk te amul fu mu dëkk mais defuñu loolu dañoo may kër yi ña nga xam ne ñoom seeni nit ña ñu may seeni parcelle mën naa la wàññel ne la diw ak diw ak diw waa mairie seen camp lañ bokk ñoo leen may ay parcelle te dañoo ñëw tuddoo ne bay dëkk lañ dëkk jaay nañ seeni parcelle dem seen yoon moi je peux citer des exemples mais nag da di yàlla daf ñoom nattoo loo xamante ni tooguñu fii pour di tudd ay tur bu ko jotee nag bés bu ñu woowee laaj ñu ko ñu wax leen ko ndax ragaluñ li ñuy def te xam nañ fi ñu jéem. maa ngi ñëwaat ci yow ci wàllu woowu nga tudd léegi sax Mbagnick ci yow laay ñëw parce que may ma ni mu wax sànq ni dëkk ngeen bay dëkk am na parcelles yoo xam dagg nañ ko dagg nañ parcelle fële Kër Massama Naar dagg nañ parcelle Kër Sakura fenn amul coow furul bay dëkk pourquoi toujours bay dëkk am coow. non fépp am na coow fépp am coow parce que. fii gën a ëpp de. waaw fii moo gën a ëpp mais feene lotissé woon nañ fa ay armel collectif pour la protection des terres de Bambey moo xeex ba armel yooyu ñu dindi borne. mais boobu collectif moo ko xeex mais population xeexuñu ko. ñoom dañoo dem dugg ci seen yoon niwut mais dama bëgg a xam lan moo tax toujours bay dëkk am problème. collectif bi bala mu lay xeexal da ngay dikk ànd ak moom parce que man boo xoolee man bataille bi fii nii ci bay dëkk bi man maa ko initié man ak Maymuna te biñ ci war a initié dama ne Maymuna bala ngay xeexal ay nit da nga leen di laaj ba xam ñoom bëgg nañ yaa ngi dégg ñu jóg bind liste ñan ñoo bëggul jóg carrément nga xam ne ñii li ñu leen def c'est pas ñoom gëm nañ ne dañ leen di jaay doole ñoom ñëpp ñu bindu
ci liste bi ñun yor nañ liste yi léegi bi ñu demee bi ñu waxee ak ñoom ba pare lañ door a jóg mëne suñuy action ñoom it ñu ànd ceeg ñun. tey jii bu fekkoon dañoo dem collectif bi dafa dem Kër Maas kese noonu ne armée li leen lotissé te waa Maas ànduñu ci aussi seen xeex du dem loolu c'est vrai léegi fii dañoo lotissé fii ay parcelles mais buñ ko lotissé fekk ay nit yoo xam ne dëkk nañ fi ay at même fekkee dëkk bi légalut mais ñoom ñi fi dëkk nii ku ci nekk chef de quartier yi fi nekk nii boo dikkoon bu ñu lay daggal da ngay fay 6000 francs da ngay joxe 6000 francs ñu daggal la alors que ñoom kan ma fi teg chef de quartier yi ñoom da ngay joxe 6000 francs ñu daggal la suñ la daggalee nag léegi nga dem. 6000 francs ku ñu koy jox. chef de quartier bi lañ koy jox. chef de quartier kan la koy jox. xaw ma ku mu koy jox. mais yéen tamit nga war a indi loolu aussi parce que loolu aussi c'est pas clair parce que yéen. seen problème mooy Mbagnick seen problème mooy yéen faute yi ngeen def seen biir di nga ko nangoo yëkkati. mais faute yi ngeen def parce que chef de quartier boobu di collecté ay 6000 ngeen jox ko seen 6000 war ngeen dem ba ci ngeen ko seen 6000 suñu 6000 foo ko dugal. non boobu ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi dëkk boo dikkee di dëkk yow kenn jàpputoo ne fii coow dina fi am soo dikkee chef de quartier nga dikk di war a lotiser mu ne la mu daggal la ba pare ne la parcelle bi ma la daggal 6000 francs la da nga ko koy jox yenn yi doo ko contrôler da ngay jàpp ne moom waa mairie la fi toogal. léegi nag boo ko joxee sa 6000 francs dëkk fi mais ku ci nekk soo waxeelee yàlla bañ la wooye na la ne la ñu ngi lotiser lotissement yi génn kaay fay sa frais de bornage fayoo ko ndax beneen parcelle fi nga dëkk tax nga fay ko. léegi même bu fekkee ne fi nga dëkk nee naan la bu fi dëkk mais nit ku ci nekk sooy gouverner ay nit situation bi ñuy dund da nga koy xam parce que boo dikkee fekk population nekk fii Bambey xam nga ne ñi am doole bëriwul ku nangoo jóge sa kër fekkoon dëkk ci benn kër mu xat lool nga génn xaaral ma dem dëkk fee ci bay dëkk yi bàyyi sa courant bàyyi ndox di jóg di rooti am na ñu fi bëri ñu ngi kër Maysa tey ñu ngi fii nii tey kër Maysa la ñuy roote wala feneen nga bàyyi situation yi nga amoon fee yëpp ñëw ci bay dëkk yi c'est parce que da nga fee amoo pexe léegi nit ki nga xam ne ni moo lay gouverner suy campagne dikk ci yéen campagne bi lan lay doot dinaa leen lotiser su ma leen lotiselee ngeen am ci kër yi mais ñoo ñëpp ànd ak moom bu ndee ba lotissement jot bu amee coow rek ci neexul waa bay dëkk de neexul dañoo amul pexe parce que bu ñu amoon pexe kenn du leen fekk ci seen kër xam nga tey ji man xam nga lan moo ma tax xeex carrément lan moo ma ci dugal carrément c'est parce que dama gis benn paa boo xam ne nii mais moom dafa màggat amul ay doom ay xale doom yu ndaw la yor léegi nag góorgóorlu ba yëkkati fa sax benn tabax même bu fekkee ne tabax bi c'est illégal waru fa tabax mais yëkkati na tabax na nii mais moom benn jour la toog buntu këram ñu dikk di jaay kër gi ci kanamam nit dawal otoom ba ci buntu kër gi di jaay kër gi. parce que moomu ko. mais moom fii la dëkk ay at mais ki koy jaay ay at ci ginnaaw soxlawu ko woon ki ñu ko jox noonu mu di ko jaay ay at ci ginnaaw soxla wutoon dëkk foofu paa bi dëkk foofu mais bu ko yàlla dimbalee ba borne yi wër ko mais bàyyi ko fa mais nga ñëw fekk ko fi mu nekk nga yëkkati ko ne ko demal feneen. ne côté bi frais de bornage 50 000 côté bee frais de bornage 100 000 loolu dinaa leen ko nangul parce que ñoom neen waa conseil municipaux yi ñoo ko voté mu jàll mais loolu bu fekkee dafa am mais ñoom ñi leen jiite ñoom ñoo war a am benn genre esprit xam ne ni lii ñuy doxal du yoon mais lu nekk ci suuf ba tax ñoom ñu bëgg a jaay la ñu bëgg leen yëkkati kii di dikk di jaay parce que am na fi tey ji ñi ngay déggee ñu ne déplacé wu nañ jóg nañ fi ñu dëkkoon nañ dugg biir bay dëkk ñoo ay nit yoo xam ne dañoo dikkoon jàpp kese amuñu foofu defuñu fa woon dara mais ñi nga xam ne ni dañ fay dëkk ak seen i njaboot dëkk fa ak seen i njaboot def fa seen investissement dëkk fa nekk fa kenn jógul ñi nga gis ñu jóg ñëpp ñi nga xam dañ ne am nga kër rek nga daw fëx dem fa la wax c'est parce que dafa fa woon dara benn néeg nga fa sampoon jàpp toog di xaar te ñoom dañ doon wax ne koo xam ne nii amoo fa par exemple amoo fa dëkkoo Bambey wala dëkkoo fa ak sa njaboot duñ la jox mais da ngay dikk fekk benn nit ci benn néeg moom ko sa néeg bu mu fa sampoon ñu fekk fa ci benn néeg kese jël arrêté la te fekk ay nit yoo xam ne dëkk nañ fi ay at mën naa laa citer ay nit yoo xam ne man 2007 laa ñëw Bambey am na ñoo xam ne fii laa leen fekk te wallaahi jamono jooju biir bay dëkk kuñ fa séen ngay dox di fa dëkk dañ naan kii dafa dof te jamono jii nii amuñu kër dañ leen ci collectif am na ci ay certains yoo xam ne nii ci biir xeexu collectif bi lañ mujjee am ci biir xeex bi lañ mujjee am fan yi passé ñu ngi jël ay nit naan leen waaw ñoo leen ñu changé leen seen carte bu doon na ñoom li ñuy def dëgg la ci ñoom ba ñoom ñoo jàpp ci dëgg ci
konoon duñ dem xeex bi tar ñu ñoom ak collectif bi ba ñu dem arrière at di jaar ci suuf di woo ay nit naan leen waaw ñu changé la pourtant am na fi ay nit yoo xam dañ leen a changé jaay leen beneen parcelle bi làng ak ñoom. loolu lan lay nduru. d'accord dinaa ñëwaat ci yow Mbagnick Maimouna man gis naa aussi ñoo xam ne fii ci bay dëkk fi ñu dëkk dañ ko doon wax ne ñëpp daa ko nañ légal ñu yëkkati leen foofu jox leen feneen fu mu war a dëkki ñu bañ ñu dem foofu mais pour lan. xam nga loo gis lu nekk rek dafa am lu ko waral yaakaar naa xëy na liñ naan la répétition est pédagogique mais dafa mel ni dégluwoo ma sama jël benn kàddu expliqué naa la lool mooy que ne ñi dëkk bay dëkk ñoom lan lañ mënul concevoir mooy lan moo tax nga ne ma jugal sama kër gi nga xamante ne nii man ba ma juddoo ba léegi ak sama njaboot maa ko sanc defar ko ba mu baax nga ne léegi Matar Habib ma daggee ca làng nga ñëw dañ ko koy octroyer yow ñu yóbbu la si ginnaaw ñun question boobu la ñuy posé xaaral damay dagg foofu xamul damay dagg foofu may ñëwaat ci question légitimité bi nga bëgg a dëggal yow. waaw man légitimité waaw maa koy dëggal. mais nag loi la mais kër nag loi la parce que maire nag moo am droit dëggal ko neex. léegi maire yi ñoom est-ce que ñu ngi doxal loi ak règlement ñoom li ñu def ci lotissement yi ndëgg sërëx mënul weesu li ñu def ñoom nañ la wax ne la comme ça diw ak diw ak diw ñoo bokk ndey ak baay ñaata parcelle lañ leen jox Masamba ak Mademba bu ñu jël dajale seen i nit changer carrément paradigme bi méthode bi nga xam ne moom lañ tegoon pour liste tuuti ji liste yi pour nit yi ñëw inscrire ci lotissement yi est-ce que respecté nañ ko waa mairie nañ la génneel PV de délibération yi numéro parcelle yi ñu octroyé ay nit est-ce que liste boobu noonu ñu joxe parcelles yi liste boobu la ñu génne woon pour demande yi PV de délibération man dem naa ba ci ki yor cadastre Xaadim mu ne ma wan ma PV bi ni ma lii kenn du ko wane ay données personnelles la ñoom bu ñu bëggoon bu ñu ñëwee fii wan leen ko mais mosuñu teg seen tànk fii est-ce que loolu na loolu yow la koy wax waaye du jaar ginnaaw raay wax ko te du jàkkaarloog Mbagnick mi ma toogal wax ko Xaadim Fall man j'ai pas l'habitude d'utiliser ay tur heureusement sa man xaw ma ko xam nga koo xamul mënoo toog di wax ci moom loolu la leerul mais Xaadim Fall bu taxawee tey mu ne la PV de délibération yi bu ko waa mairie bu ko waa collectif bi soxla bu ñëwee ñu won leen ko mais ñoom bu fekkee ne affaire de protection données personnelles la ñuy wax ñoom li ñu def moo gën a grave parce que dañoo jël ay liste diw date de naissance tel loolu données personnelles mënu ko weesu ñu taf affiché ko ca mairie ba boo demee ci internet bi liste yaa ngi fa le 2 lañ ko taf le 4 ñu efface ñu xotti ko lu tax ñu xotti ko ñoom ñoo ko xam ñun amuñu tey compte bu ñuy rendre ti waa Bambey amuñu tey aussi lu ñuy prouver ti Bambey ñoom nee nañ dañuy dox ci dëgg dañuy dox ci yoon dañoo bëgg Bambey nañ ko wone nañ ñu ko won ndax li tax nañ ñu ko won mooy ñi dëgër fit weesuwul nga fekk ay armeel ñu denc ay bàmmeel yu bees nga lotissé ko dem toog ci plateau àdduna yëpp di la dégg nga naan bàmmeel yoo la raaf la parce que da ngay xalaat ne denc ñu fa sa waajur wala denc ñu fa sa doom te kuy xalaat tamit nag yéene bés dina ñëw fa ñu teg ñooñu dañu teg la fa yenn yi alalu àdduna dara waru leen koo jaral ñii nag dinaa la wax leen de wallahi lazim bëgguñu Bambey seen bopp lañ bëgg réew nag boo ko bëggut mënoo koo defar te Bambey ñi fi nekk actuellement ni di ñu gouverner bëgguñu ñu du question que nag dañ leen a bañ wala lii non ñun nekkuñu ci dynamique ay dañoo bañ équipe municipale wala bañ ñu leen non ñun buñ bëggee bëggante buñ bëggee am ku ñuy bëgganteel suñu yaay suñu papa doy na ci quoi ñun bëggante wu ñoo ngam dañ leen a fal pour ñu gouverner doxal lan moo war a avancer Bambey lan lañ war a teg ci yoon buñ ci jotee ñu def ko quoi ñun loolu lañ séq ñoom ay affaire de dañoo bañ kii wala dañoo bañ kaa non nañ arrêté quoi loolu du débat bi. mais léegi instant yi lu ngeen bëgg concrètement la mairie def ko bay dëkk concrètement lan ngeen bëgg. ok ñun xam nga lan lañ bëgg waa mairie def ko concrètement bay dëkk comme commencé woon nañ di jël ay numéro parcelle di ko muté ci seen tur yi borom sur place ñu continuer ci dynamique boobu. parcelles yi nga xam ne nee nañ yee yaay dafa am valeur boo xam ne mën nañ koo jaayee tas de millions te yàlla dogal que ne nit ma nga fa toog actuellement ak njabootam di dund bu leen dërëmu àdduna jaral ñuy toroxal ay nit gis nga torox tàngi képp ku yaakaar que ne mën nga koo def nit te yàlla du ko tourner contre yow rek yaa ngi nax sa bopp yéene wuñu leen ko de mais da di jëf ju ñuy jëf la te dafa ñaaw te nag fii ku yaakaar que ne sa nguur du jeex yaa ngi nax sa bopp nguur ak yàlla rek a du jeex te ñii ñoom xam nañ ne ñoom tôt ou tard les élections à venir ñoom dañ ni abal nekkul ne dañuy jël position wala fu ñu fàtte mais ñii moom xam nañ ne ñoom xaw ma ñan mais tout sauf ñoom léegi nag li ñu bëgg mooy série d'intimidation yi dañoo bëgg mu dakk ay woon nit di ko tracé ay appelam na dakk ay woo jàpp nit di koy topp man yaakaar naa ne dañuy woo nit di man je suis exemple dañ ma fi woo un jour téléphone parce que mooy dernière sortie médiatique bi ma def nii pour wax session bay dëkk bi waa ji woo na ma jour boobu 4 appels yoo xamante ne nii damay je sais pertinemment que day tracé samay appel mais ñun dawuñu daayuñu ñun nëbbatuwuñ ñun Bambey lañ am ñun amuñu feneen résidence Bambey lañ dëkk kon ku ñu soxla ñun boo ñu soxlawee ngir jàmm ak salaam ngir dialogue
je pense que yaakaar na tolluñu ci dynamique wala intérêt di jël ay nit naan da ngeen di tracer seen i appel duñu ay criminel duñu ay sàcc defuñu lu ñaaw doxuñu ko waxuñu ko xam nga lan moo ñu sonal ñun saa yu ñu xëyee ci lu doxal Bambey intérêt Bambey ci la ñuy dox dégg nañ nag li ñu defal parce que nag constat bu nekk jaar nañ fa seen plan doxul mooy lan benn jéem nañu jaxase côté bay dëkk mooy lan jël nit ñaari nit jàkkaarloo nga jël parcelle am jox ko jox kee ca àll ba ne kii demal mu génn sa kër loolu def nañ ko ay suulante garab ay tuurante garab sax def nañ ko bay dëkk gis nga waa bay dëkk dañoo nekk ay nit yu responsable am njàmbur régler seen bopp waaye konoon ba tey guerre civile am na fa ñaanuñu ko yàlla de mais gëm naa ne ñun suñu jëmm yu xeebu yi su fekkul woon ko taxaw nañ fa tey di intervenir ci yenn contexte yi di nga dégg musiba am fa mais nag dañuy wax que ne li ñuy def ñun defuñu ko ngir lu ñu fay defuñu ko ngir am tur defuñu ko aussi ngir dégg ci loo xamante ne nii dañoo soxla jërëjëf ñun soxlawuñ jërëjëf ndax gis nga wareef soo ko deful du la wàcc ñoom lu ñuy def nii Bambey kay jii nii ñoom ñooy gis waa Bambey di rus mais ñun xalaatuñoo gis waa Bambey di rus ndaxte nag dem nañ fi ba xam nga collectif bi nekkul que ne ñun à tout temps dañoo war a nekk Bambey ne dañuy combattre wala dañuy wax que ne def leen wala dindi leen am nañu ay métier am na ñeneen soxla yu ñu war a defi ñu génn dem même pas un mois ñu ñëw ne waa bay dëkk yéen a ngi da ngeen di sonal seen bopp waaye waa collectif bi dootoo leen dégg ñu wax ndax may mun a ak mbañik mi daan teew ci yéen chaque jour dootoo leen gisati jox nañ leen ay parcelle ñun bu ñu joxee parcelle bu ñu joxut parcelle ay doomi Bambey lañ bu ñu defee demande bu ñu octroyé parcelle dañoo war a octroyé mais comme defuñu demande bu ñu nee jox nañu ay parcelle te joxuñu ñuy parcelle tamit mim du ragal dindi tuuma la de te mënuñu fu ñu taxaw wax ñu wax fa dindi mais tey lañ ciy mujjee wax waxu parcelle dinañ ko séntu ci ñëpp ba mu des ñun. waaw am na ci nag dégg naa ko am na ñoo xam ne bokk nañu parcelle de dañoo noppi rek Mbagnick am na ñoo xam ne mais Mbagnick est-ce que seen xew wéetu lañ ci fi mu ne nii parce que man dama gis ni bu njëkk amoon na ambiance amoon na benn engouement bi ay asta ko jite ko kenn déggatu ko ñu kenn yi ñaar lañ ci gis daanaka est-ce que wéetu lañ ci xeex bi du échec ci yéen. non du wéetuñu ci parce que ñëpp ñu ngi ci c'est que xeex day yegg fu nga xamante ne nii coow lu bëri du ko gagné quoi parce que ñun ku ñu nangul ku ñu ko bañalit xam na ne ñun gagné nañ ci xeex bi parce que boo xoolee tey collectif bi su fekkoon ne nekkul di xeex bu doon toon collectif bi waa bay dëkk yi jóge nañ fi fekk nañ leen fi ñu ci bëri daane nañ seen i kër yi gaaw li ku ci nekk ñu yóbbu la parce que loolu liñ fa yàgg di arrangé wul waa mairie ci li ñuy def parce que ñu ngi jaay ku ci nekk am nga sa courtier bu lay jaay boo duggee fii chaque jour yaa ngi gis ni ñaa ngi jaay loolu arrangé wu leen léegi collectif bi dafa nekk loo xamante ne nii ñun dañoo dem ba porter plainte def nañ suñu am nañ suñu avocat porter plainte def lépp bataille bi ñu war na def yëpp def nañ ko ba mi ngi ci loxoy justice kon suñu ñëpp demee ku ci nekk nag nekk ci say activité di xaar justice muy def liggéeyam léegi ñun mënuñu lu dul toog di xaar mais ku ci nekk yaa ngi ci parce que chaque jour ñu ngi ciy waxtaan mais da ci arrivé moment boo xam ne doo mën a jóg di jóg di yuuxuwaat parce que. dama dégg nañu ne côté tas na moom. léegi tas na yéen ci ñaar. non collectif bi tasut ñun ñaa ngi ci. Astako Diagne ak ñëpp ku ci nekkoon ci collectif bi yaa ngi ci di xeex c'est que nag ku ci nekk am nga say activité yooyu ma ne jamono jooju noonu ñu gën a nekk en mouvement c'était boobu ñu ci bëri dëkk bi doxutoon kenn génnutoon kenn demuloon fenn ñu ci bëri amoon nañ temps nekk Bambey gis injustice bi di ko xeex mais bu ñu demee ba ñëpp nekk seen activité heureusement ba bataille bi àgg na ci loxo justice dañoo war a toog xaar suñu justice mu def liggéeyam loolu ci lañ nekk mais beneen bi aussi mooy nit ñi li tax ñu gën a jógaat dañoo gis ne waa mairie ñoom reculé woon nañ taxaw di xaar mais dañoo duggaat ci biir di am yu ñuy defaat loolu moo taxaat par exemple man ak Maïmouna ñu jóg te li ñuy jóg réeroowuñ ko waa collectif bi parce que du xeex boo xam ne ni man ak Maïmouna ñoo koy gàddu déedéet ñun waa collectif bi yëpp la lii ñu fi ñëw nii réeroowuñ ci ak waa collectif bi beneen bi aussi mooy dañuy wër di yàq suñu der man ak Maïmouna te suñuy wër di yàq suñu der man ak Maïmouna bu fekkoon ne parcelle laa bëgg moo ma ci tax a dugal konoon ba ma ko am naa ko bu yàgg bu doon Maïmouna loolu moo ko ci tax a dugg am na ko bu yàgg mais loolu intéressé wu ma man xam nga ñun ñi dañoo gis injustice buy am biir Bambey ñu nekk ay doomu Bambey ñu di ci xeex pourtant nit koo xamante ne mi ngi ci ñoom woo na ma ba ma ñëw mu ne ma pourtant yéen su ngeen toogee di seetaan booba xeex bi commencé wul mu ne su ngeen ma toogee di seetaan ba un jour police dikk dajji sama kër gi yóbbu ma te yéen ngeen doon ay nit ay étudiants ñii doon ay professeur nekk ci koñ bi ngeen am seen xel am seen xalaat ñëw leen jàppale ma ci jour boobu su ngeen dikkee na ma diw lii lu waral lii mais dama leen di jànni
léegi nag kooku ki la wax loolu nga dem ba duggaat ci xeex bi nga nekk di ko xeexle mais ñooñu noonu tey jii ñooy wëlbatikuwaat di jaaraat ci suuf di yàq sa der c'est que noo nekk benn ñu ngi xeex ku yaakaar ne collectif bi dafa tas wala dañ leen a corrompre jaa ngi nax sa bopp tey jii leen gën a déterminé wu tey jii leen gën a mën a xeex li suufu Bambey parce que gis nañ li fi am yëpp kon Mbagnick yaa ngi doon wax ci li nga xamante ni moom mooy collectif bi mu ngoon ci sa tasul. waaw ndox ak courant ci bay dëkk moom yéggaguñu foofu parce que lotissement yi ko précédé amul courant amul ndox demoon naa fi mairie gisoon secrétaire municipal di ko laaj ci la ba mu génneloon ma budget ne extension d'eau à hauteur de xam nga ay 20 et quelques millions pour ñu dugal ko côté bi boo xoolee lotissement yi nii àll bi nii amul courant amul ndox te man moom lu mu dee def naa fi presque léegi 13 ans parce que 2007 laa fi ñëw 2007 laa fi ñëw fi laa dëkk Maymouna Sarr mi fi laa ko fekk te ñoom amuñu courant amuñu ndox léegi nag ñun li ma mënul comprendre mooy nga nekk biir Bambey ci biir commune de Bambey mënuloo am courant mënuloo am ndox léegi nag ñuy dig waa bay dëkk yi nga xam ne barki dem lañ leen lotiser dig leen courant dig leen ndox naxe yooyu ji am ci dëkk bi lañ war a bàyyi parce que mënuñuy nax nit ñi éternellement nii xam nga tey jii boo fekkee man mës naa fekkee tey monsieur le maire muy def benn meeting koñ bi timis bi mu jotee gars yi di wax ak waa bay dëkk timis bi mu jotee dañ doon taal portable mu di ko niital léegi moom fi mu taxaw mi ngi dig waa bay dëkk di courant ak ndox ak lotissement bi xam nga dañ loolu c'est un peu paradoxal nit ñi sooy gouverner ay nit dañ leen di considérer parce que ñun fii lañ dëkk tey dañ doon ay jamono boo dégg naa ay jamono fii bu dëkkoon ci village yi soo bëggoon yenn situation yi boo bëggoon par exemple nduggi wala am yenn même ndox da ngay ñëw Bambey ci ville yi wut mais jamono jii nii waa Bambey ñooy génn di dem ci village yi di wuti ndox man témoin laa ci suñu kër amuñu ndox dañuy takk suñu saret teg ay bidon di dem di wuti ndox te ñoom tey di soo na leen woon soo ko dikkee wax ko ay nit dañuy jóg ne la loolu amul duñ jàpp na ni Bambey nit dina nekk biir Bambey ci biir ville bi amul courant amul ndox alors que man mii toog ni sama kër a ngi noonu su leen neexee nga ñëw aw ma fa robinet amu fa xam nga loolu dafa naqari ci koñ. dafa doy waar yi mel na Maimouna Mbagnick mi ngi koy wax que ni monsieur le maire ñëwoon na fa dig leen ndox courant est-ce que yaakaaru leen ni bu ngeen ko falaatee mu àggale bu mbébét googu tamit. dafa am loo xamante ne nii maanaam di si wax sax damay xalaat que ne maanaam sànni say kàddu la mais du ko jar ndax yaakaar naa ki la dig añ joxu la nga añ dig la reer joxu la nga reer bu la diggee ndékki waroo kaa gëm ñun ak monsieur le maire waxu ndox ak courant man sérieusement parler damay am gàcce bu ma takkee sama charrette di dem Kër Mese di rooti du question que nag dañu leen a sut wala dara de waxuñu ko bu dara de mais gàcce la tey ci commune bu Bambey mu bokk ci commune yi gën a populaire en matière de nom maanaam ñun tey Bambey bokk na ci dëkk yi gën a siiw boo demee ñu lay waxal ay autorité mais ñun autorité Bambey yooyu noonu sérieusement parler lan la apporter Bambey. maanaam defuñu tous Bambey daal. waxuma defuñu tous de waaye ñun boo ke côté bañ nekk. man personnellement ba ma juddoo ba léegi mosuma xeeli robinet suñu biir kër. da ngaa jàpp ne monsieur le maire mootul nekk maire Bambey wala concrètement yow lu bëgg yow est-ce que mën na nekk maire. xam nga loolu moom question boo xamante ne nii la damay xalaat que ne war ngeen ci liggéey maanaam def ko micro trottoir pour laaj waa Bambey parce que ñun monsieur le maire waaw man personnellement déjà benn ñun xamuñu ko ñun monsieur le maire xamuñu ko yoon yi ñu ko gis ay problème a tax ñu gis ko sérieusement ay problème a tax ñu gis ko te problème yooyu noonu dafa bokk ci prérogative yoo xam ne dañ ko waroon résoudre dégg naa leen nag am nañ question bu ñuy répondre nee nañ question wu ndox ak courant du prérogative maire ok du prérogative maire parce que nee nañ lotissement yooyu moom nekkul woon ñoom ñoo ko def mais boo ñëwee fekk yére xotteeku mais utal sa pousse ak sa wëñ nga ñaw parce que du sa prérogative mais comme mën ngaa wax ba loolu faju dangaa war a wax ba loolu faju ndax nag aw askan bu ñu la jëlee di la jiital pour nga amal leen njariñ a tax waaye du toog naan mënuma koo régler du sama prérogative non loolu taxul ñuy fal maire Bambey parce que am na fi tey ñoo xamante ne nii ñoo ngi apporter ndox ak courant seen i dëkk te yoruñu fa benn poste de responsabilité buñ leen falee nag pour ñu amal nu njariñ moo tax mais même monsieur le maire comme yow gis nga ni mënatul nekk maire est-ce que yow jaakaar nga ni gis ngeen kenn koo xam ne nga porte ngeen ko pour mu nekk maire yow en tant que activiste yow. ñun côté boobu xëy na ñoom ñi nga xamante ne nii am nañ yooyu ambition wala pare nañ pour loolu soo leen jotee
mën naa am ñoom question boobu dinañ ci répondre loolu seen question la ñun. mais amul ci benn candidat. ñun ay citoyen lañ. te doomu Bambey lañ te benn résidence lañ am aussi muy résidence Bambey kon bu ñuy fal suñu maire commune dañ ciy bokk waaye nag ñun du yàlla dafa dogal ne choisir nañ suñu camp ñun suñu camp mooy le peuple ñun population bi lañ choisir parce que xamanta population bi lañ choisir ba problème amee mu ne këtt ne joon ñu bëgg leen a toroxal ba ca Gundar Kam ñun dañoo taxaw lañ ca mën ak lañ tolleel lay suñu alal ak suñu doole dañ kaa volontaire def ko ca léegi nag ñoom waa Bambey ci boppam su fekkee que ne mën nañu seetaan ay cuune wala ay nit ñoo xamante ne ni amuñu benn ambition lu dul takk jabar jaay bu tabax sa kër bu fekkee ne ambition boobu rek lañ am te ñooñu te ñaari nit ñooñu. kuy def loolu kuy def mooy waaw dafa am benn question boo xamante ne nii nag daf may permettre ma posé waale ko dama bëgg ñu laajal ma maire Bambey et son équipe municipale kan moo takk jabar ci ñoom takk suuf ba pare. non du question diversion de dafa fekk ne moom moo ko waxee noo xamante ne nii il faut que ñu wax ci moom mi takk jabar moom moo ne ndaw si takk naa la. mais sama takk geeg yow bëgguma kaa yëgle parce que li tax bëgguma kaa yëgle mooy que ne sama waa kër bu ñu ko yëgee dina am problème mais li ci gën a garaaw mooy ay élection locale lañ jëm te bu ñu ci demee daf may impacté comme moom nag ambition bi ñu am ñoom équipe municipale Bambey mooy takk ay jabar jaay non waxuma monsieur le maire de dama ne ku jot monsieur le maire nañu ko laajal question boobu noonu moom ak équipe am kan moo fi takk suuf ne bëgguñu ñu yëg ko ndaxte bu ñu ko yëgee day am impact ci élection locale nee leen ko nag yëg nañ ko soo leen jotee nee leen ñun yëg nañ takk gi te xam nañ nan la demee xam nañ yan contexte la ko takkee am na yan circonstance la takkee te ka takk nag ak fa mu takkee kan la takk ñoom dinañ dévoiler seen bopp kan ci ñoom moo takk loolu moom question bu ñu leen lancé la rek. ok ñu ngi ci jeextalu émission bi Mbagnick comme may mën a ñëwatul wax tur bi. ku ñu takk tuuf noonu kan la ci. non may mun a moo ko xam man xaw ma kan la moom. yaa ngi dëggal sànq ba léegi naan may mën a. non xaw ma kan la su ma ko xamoon sax moom mi nga xam ne ni moo takk mais moo war a dëggal boppam ne man maa takk. c'est pas ñun ñooy jóg ne kii moo takk mais ñun li ñu ci amal ñun importance mooy lan moo tax mu nëbb ko te lan moo tax mu ne moom day am impact ci politique bi te moom jabar yu bëri yi jabar yi muy takk nii est-ce que lan fan la jëlee moom non xaw ma ñaata la yoon mais mi ngi takk jabar yu bëri daal mais yow mais da ngeen wax yoo xam ne vraiment tëgul fenn quoi yéen da ngeen wax nii rek mais li ngeen wax amul leer ah kooku daal mi ngi takk te li ma la mën a wax mooy Maymuna xam na kan la. mais yow xamoo ko. non man xaw ma ko mais. bay dëkk est-ce que moom ci équipe municipale bi la bokk. bay dëkk est-ce que ñoom sama dernière question ndax ñoom am nañ koo xamante ni am nañ candidat ni kii daal bëgg nañ ko porter jàppale ko comme élection locale yaa nga ñëw. loolu moom waa bay dëkk man mënuma tànnal waa bay dëkk kii lañ te ñoom it xamaguma kan la ñu àndal mais li leer te wóor daal mooy waa bay dëkk ki gën ci ñoom la ñuy tànn. ki gën ci ñoom ki nga xam ne nii suñu amee problème mu taxawu leen xam na seen coono bu soobee yàlla gëm naa nañ kook la ñuy tànn parce que du ñu ay dof ay nit yu yeewoo fa nekk ay nit yu responsable fa nekk ku nekk situation yoo nekk xam nga ki la ko teg bay dëkk bu siiwee xam nañ ki leen ko teg xam nañ fan lañ toll ci seen bopp xam nañ fan jëm léegi nag ñoom bu boobaa ñoom bu tànn jotee ñoom dinañ am seen amplement le temps def ko. très bien émission bi jeex na Mbagnick looy tàggatoo. waaw merci maa ngi remercier ñëpp di remercier waa Bambey yëpp di leen wax ne lu fi dëng ñoo ngi koy jégalu di leen wax ne ñun détermination bi ñu amoon depuis le début pour que dëgg di régner ci wàllu gestion Bambey ñun boobu rek lañ am. soxlawun kenn mënuñoo ger bu soobee suñu borom kenn duñu ger kenn duñu dégg ci loo ñu warul dégg incha allahu rabbi. jërëjëf Mbagnick Gningue Maimouna émission bi jeex na looy tàggatoo. li ñuy tàggatoo mooy que ni dama bëgg waa Bambey di bàyyi xel suñuy wax ci dara ñu bañ a jël li leen ci intéressé di ko wax gis nga question ay takk suuf ñàkk takk suuf yi loolu suñu yoon newu ci parce que question de vie privée la question de diversion la mais ñun divertiruñu gis nga lu ñuy wax nii dañ ciy dëggu te on persiste sur nos propos parce que xam nga lu tax dañu jël alalu Bambey dem mu nekk seen gagne-pain ñu ciy ba daxal ma daax waa Bambey continuer di wala kaana loolu moo mënatut a continuer moo tax nag fu ñu ko defee te ñun tamit dinañ fa taxaw waxee ko fa comme loolu la ñuy bëgg bañ a dégg dinañ ko dégg léegi nag li ñuy terminer mooy non nañ ñu may jàmm quoi parce que nag ku saraxatul gumba nga bàyyi ko ak yalwaanam nañu bàyyi population bi ñu bëgg a jël teg leen fitna alors que ñoom ñu nekk ci jàmm ñun nag ñu ngi taxé de lu nekk mooy lan ñun bëgguñu jàmm saa yu ñu duggee Bambey waa Bambey dañuy nekk ci problème su fekkee ne ñëw taxaw wax intérêt yi Bambey défendre ko mooy ñàkk jàmm ci dëkk bi bu ñu la nee boo ñu xam ne jàmm jeex na fi te nag leen bëgg naa ñu comprendre ko aussi borom xam-xam yi dañuy wax que ni
booy woote jàmm day fekk jàmm ji mu lalu ci dëgg mais mënoo yor aw askan defee nu la neex waxee nu la neex di ba daxal ma daax seen kaw bëgg a taxaw ne di nga nekk ci jàmm loolu ku ko yaakaar yaa ngi nax sa bopp yaakaar moo ba pare di ma yónni mënul nekk mënoo yaakaar askan wi ba pare taxaw di leen yónni amul fenn ku yaakaar nag ne nag li xew bay dëkk da ngay ñëw mu def nii mu yombee noonu non yaa ngi nax sa bopp rek ndax ñoom ba ñuy def lu ñu doon def bu ñu xalaatoon ne ampleur bi dina fi agsi duñ ko def mais nag nee leen seen courtier boobu aussi na bàyyi waa bay dëkk quoi foofu laay tëjee moom na toog sinon bu ko arrêté wul di def menacé wuñ ko de wallahi menacé wuñ ko mais réalité lañ koy wax dina fa jëlee lu ko neexul de te ñooñu déterminé wul nañ pare nañ na ko xam nag mi lay dégg xam naa kon Maimouna Sarr la woon Maimouna Sarr mbokk internet yi ñu di rendre hommage suñu papa nga xam ne mu nekkoon Pa Demba Faye moom mi nga xam ne vraiment ràññeekoo na lool ci mbiru bay dëkk yi ñu koy rek jaalawaat suñu waa këram yëpp njabootam yëpp di ko ñaan yàlla xare ko àjjana fa mu jëm gën ko fa fi nga xam ne fi la jógee mu nekkoon seen émission ak Makhtar fii ci Bambey 24 àndoon ci ak Maimouna Sarr nekk étudiante waaye itam nekk activiste fii ci diwaanu Bambey ak au niveau national ak ki nga xam ne moom mooy Mbagnick Gningue moom itam nekk ci bay dëkk nekk ci membre ci nga xam ne mooy collectif pour la défense des terres de Bambey di leen jox rek dig daje nga xam ne mooy Malick Gningue moo koy fàtte sax nekk ci caméra mu àndaloon ci caméraman bi di ko jaay bu baax moom Malick Gningue kon di leen jox dig daje benn yoon ci benn émission ak Makhtar ci Bambey 24 jërë ngeen jëf